très bien am na doon wax donc andi naa la tey Ligue 1 la ñuy commencé mais Ligue 2 la ñuy mujj parce que lu tax ma ne Ligue 2 la ñuy mujj. keroog amoon na ay match yu match yu am solo la. te bu ñu commencé Ligue 2 bi balaa may pare. il faut mu mun ruube kenn quoi. waaw loolu moo taxoon il faut ñu mujjee si Ligue 2 bi. donc dinañ commencé Ligue 1 bi. ñu ñëw si championnat Europe bi. après ñu mujjee si Ligue 2 bi. Aïcha Las. voilà dinañ commencé si Ligue 1 professionnel ñu xool jàmmaarloo yu amoon 11e journée bi entre FC Teungueth ak Linguère ñoom ñaari 0 bi partout ñu ñëw xool li Jambar ak ASC Douane donc Jambar moo dóor ASC Douane 1 bi à 0 ñu ñëw xool kii di Dakar Sacré-Cœur ak Jaraaf 0 bi partout CNEPS de Thiès ak Mbour Petite Côte ñoom tamit 0 bi partout Guédiawaye ak Génération Foot ñoom tamit 0 bi partout dimanche 1 bi partout ñu Ndiambour ak kii di Casa Sport ñoom tamit 0 bi partout US Gorée ak kii di AS Pikine donc bi moom am na solo parce que cette fois-ci gis nañu ay bi yu bëri. 4-0 la. ah 4-0 waaw waaye 1-0 nu ñu koy waxatee sax 1-0-0-0 yi moo fi ëpp de. non championnat Sénégal loolu mooy. 4-0 moom waa US Gorée xanaa dañ doon nelaw ci kaay. ah nelaw ñu ku la mën rek mu la mën. 4-0. waaw. doy na waar. ah ñoom ñoo mën rek. waaw. donc ñu ñëw di si classement bi ñu xool ci di Génération Foot. toujours en tête de liste 19 points la. Casa Sport moo topp 19 points. Guédiawaye tamit 19 points. ñu xool ñetti équipes yi nga xamante ne. ñoom ñoo nekk en ce moment là di diriger championnat au Sénégal moo nekk Génération Foot Casa Sport ak Guédiawaye mais tamit du ñu fàtte mukk kii di AS Pikine moom tamit am na 17 points. Jaraaf am na tamit 17 points Linguère moom tamit am na 15 points. ñu ñëw kii di Teungueth FC moom tamit am na 14 points Gorée am na 13 points Mbour moom tamit am na 13 points Dakar Sacré-Cœur 12 points ñu xool Ndiambour moo nekk Ndaare ak Jambar moo am 9 points Ndiambour am 8 points. daw ma lay bàyyi nga posé question yi nga waaw d'accord. man kay dégg nga li mu wax. ah. nee nga sama yoon nekk si. ah d'accord léegi bàyyi naa la nga posé. dama lay tooñ rek dama lay tooñ rek. waaw dañ ko tàmbalee si élite bi rek si kaw. daa mel ni Génération Football gi confirmé ah mais daf muy confirmation bi nga xamante ne ñoom ñëpp ay goal de différence la ñu rawante ah. waaw parce que Génération Foot muy en plus 6 Casa Sport en plus 4 Guédiawaye am plus 3. donc nga xam te ñoom ñëpp ku nekk ñoo tolloo point. mais bu ñu xoolee si semaine bi ñu génn ni mu nekk si ñi nekk si kaw tableau bi. ñoom ñëpp kenn ñoom ñëpp a def nuyu. loolu day wan ne championnat bi seere na kenn bëggul perte fi ñu toll nii. donc kenn bëggul perte fu ñu toll nii parce que boo xoolee Guédiawaye yi ak Génération Foot parce que Guédiawaye moo nekk 3e Génération Foot nekk première. donc ñoo amoon rencontre 11e journée bi. mais ñoo ñëpp 1 bi partout la ñu mujjee. donc ce qui veut dire rang bi dafa serré Casa Sport mi nekk 2e moom ak Ndiambour 0 bi partout. AS Pikine 4-0 contre Gorée AS Pikine retour 2 points différence moom ak 3e bi moom ak mën nañu sax moom ak première bi 17 points première 2e 3e ñoom ñëpp 19 points. mën nañu wax ne ak 4-0 yi mu gagné nii bu ñu demoon tey ci goal différence ak yooyu noonu mën nañu wax ne AS Pikine mu ngi ñëw te bu gagnéwaatee machine bii di ñëw rek ñi ku si amee erreur mën na yéeg si kaw. donc championnat Sénégal noonu la mel parce que boo gagné ñaari premier match yi rek mun nga jàpp ne ndax alhamdulilah yow mu nga dem fu sore. Jambar Ndiambour Jambar waaw ku ko waxoon ni wax ko ci footballu Sénégal ah. mais bu ñu xoolee fi ñu toll nii moom moo ngi ci 9 points lan mooy problème bi laase na 9 points Jambar nekkul équipe bu ndaw de nekkul centre formation bu ndaw est-ce que nekkul sax. centre de formation yi njëkk bokk Ligue 1 bu Sénégal tey Jambar googu moo jël avant moo nekk avant dernière ci tableau bi am 9 points moom ak différence première bi 10 points la te Jambar da doon xëccoo li nga xam ne mooy ci tableau bi mais lan moo tax depuis daaw ki ren Jambar di xaw a suuf.
donc parce que gis nañu ndax depuis daaw ak ren parce que niveau bi dafa jóg surtout si Génération Foot ak Casa Sport surtout ak AS Pikine donc ñu xam ne ndax tey surtout le football sénégalais mënuñu xaar ne ndax équipe bi moo nekkoon l'élite donc moom mooy continuer donc le football ça change à tout moment donc bu ñu ñëwee ba tey ñu gis ne ndax Jambar peine à montrer dans le podium ñu xam ne ndax ñoom tamit am nañu ay jafe-jafe xamante ni war nañ koo régler surtout au sein de leur club donc loolu moo taxoon ñu gis ne ndax Jambar chaque fois léegi am na ay jafe-jafe pour mun a remonter te nag bu ñu dellee ginnaaw tuuti xam nañ ndax Jambar ay joueurs yi mu jot a produire surtout fii si championnat au Sénégal